Expert Group moo leen di may seen émission Dossier sur table. jërëjëf doomu. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi fii mooy Expert Group voyage. waaw. est-ce que naa la xamal leen réew mi maa fi ëpp alal te mënu maa feex ba am visa. sa coono jeex na. toogal. alhamdulilah. Expert Group voyage dañu lay dalal toppatoo la. dañu lay defal assistance. ba nga am rendez-vous ci ambassade bi am sa visa ñu wut jaay la billet avion fexe ba nga dem fi nga bëgg a dem ci àdduna bi. lii de lan naan caw sa xiir doom. Réservation ak jaayum billet avion yi wàññi nañu njëg bi ba moins 20%. Préinscription wu élèves ak étudiants à l'étranger defal la assistance visa pour bépp profil nga doon commerçant entrepreneur fonctionnaire ouvrier artiste sportif yéen ñi bëgg a dem voyager dem États-Unis dem Canada dem Turquie dem Dubaï dem France dem Angleterre Espagne Japon Italie Belgique Allemagne ak Chine Expert Group dafay def aussi location de voiture umra pèlerinage à la Mecque ak ay njëg yu xewale. am naa visa. Nous sommes au Central Park, ex-centre commercial 4C. Appelez-nous au 77 048 01 56. Nous sommes aussi au centre commercial Touba Sandaga, 3e étage, au 77 720 89 32. Nous sommes aussi dans les régions à Saint-Louis, sur la route de Khor, 77 767 54 54. www.expertgroupvoyage.com. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte ni ñu koy defee dimanche bu nekk dina dégtal seen émission bi ngeen xam ne moo di dossier sur table wax naa ne émission dossier sur table day dem nemmeeku jafe-jafe yi nga xam ne askan bi moom lay wéy di dund ñu ci duut baaraam ngir lan ñi nga xam ne ñoo war a jël ay dogal jël ci ay dogal tey dañuy dem ci gox bi nga xam ne mooy Thiaroye-sur-Mer ku tudd gox boobu di Thiaroye-sur-Mer di nga xam ne mi ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu tar ay askan fay yeewoo tamit jafe-jafe yooyu saa su ne ñu koy jàmbat Thiaroye-sur-Mer nekk na gox boo xam ne bëri na ay usines yoo xam ne mi ngi ci dëkk boobu di Thiaroye-sur-Mer ñu gis fa tamit ne usines yi ñu fa implanté ci gox boobu ay usines yoo xam ne li ñuy liggéey dafa nekk loo xam ne mën na lor askan bi rawatina pipeline bi nga xam ne mooy bu SAR fan yee ci ginnaaw gisoon ngeen ay image yu mu wane ay xale yoo xam ne dañuy gas rek di jot lu mel ni essence wala pétrole kenn xamul lu mu doon mu ñuul kukk te ñuy wax ne mbir moomu yàlla na yéex bés bu na fa jëpp tàkkat lu toll ci 28 kilomètres mën na ko def dóom loolu moo tax askan wi yeewoo Thiaroye di ñaan beeda aan bi ñu jël ay matuwaay def ko loolu mooy reportage bu njëkk bu leen Fatou Laye Mbaye Diop dégtal ñu fas yéene ko ànd ak yéen seetaan ngeen gis jafe-jafe yu askan wi yeewoo Thiaroye-sur-Mer di dund.
Thiaroye-sur-Mer Thiaroye géej mu nekk nag dëkk boo xam ne askan wi lu ci ëpp ay libu lañu tax nag ñu taamu dëkk ci booru géej mi nga xam ne la muy dégager ci air doon na air pur waaye nag fii ci Thiaroye géej gi ni ki dëkkuwaay yi dafa daal di polluer ci xalaatu askan wi. fii nag ci terrain bi boo ko séenee gis ne ndox fi nekkoon waaye ndox bi lee ñuul loolu bàyyi fi nag ab tilim li fi xewoon te yàggul dara mooy nekk ab fuite ci produit hydrocarbure moom moo fi daal di amoon askan wi di ci indi ay leeral. fii nga gis nii mu taa ko démb dafa bënn bu yàgg ñun waa population ñoo ko sentir ak ni muy xeeñe. ba mu bënn lan moo ci génn. essence moo si doon génn te boo génnee fii rek da nga gis essence bi ni muy xeeñe nga xam ne fii y a quelque chose man bi ma ñëwee maa ñëwal sama bopp après gis mu taa. ñoom askan wi jàpp ne seen bakkeen mu ngi ci xortu gerte ndax nag fii ñu dëkk nii di Thiaroye-sur-Mer pipeline bu SAR société africaine de raffinage fii lay jaar yenn saay nag mu am ay fuite yooyu le daal di tiital askan wi. les fuites sont récurrentes du tey rek mën a toog 6 mois yoo déggul ne am na fuite quelque part dans le village partout nag et cela est dû à la vétusté de leurs installations te nanguwuñu ko accepter. 63 mu commencé fonctionner 92 93 première fuite du am ma fekk ko te man maay ki duggoon nag li may wax dafay leer bi ñëwee ñoom waa SAR man maay ki duggoon boobu agent sécurité yi amagul. pipeline bi je crois que bu ma juumulee c'était 1961 lañ ko fi def 1961 1963 ñu commencé liggéey bi essence bi di jàll di jóge port di dem bon man année boobu si laa gën a àddina bon tey jii yàlla dogal na maa ngi ay set kon pipeline bi yàgg na ci suufu Thiaroye. am bari na ñoo xam ne sax boo waxee ñoom li ñu lay wax mooy Thiaroye est assis sur une bombe. le tuyau bu mel nii nekk fi depuis boobu bënn day toog ba mu yàgg muy bënn parce que dafa yàgg dama ne nit sax am na terme boo xam bu fa àggee yàlla dafa koy faat yóbbu ko yomal xiyaam rawatina nag matière bu ma nit tuyau nga xam ne weñ kese la bu ma nee 1961 ba léegi tuyau bi day toog ba mu yàgg mu bënn te habitation yi Thiaroye am na ci wax ci kaw tuyau bi la ne. am na ñoo xam ne seen saal si kaw tuyau bi la ne. ñoom askan wi jàpp ne kanaalu SAR bi lee li muy daal di fuite bari na loolu li ni mel nag mën a indi jëye. toog rek di bàyyi noonu pipeline bi chaque jour mu bënn ñu ñëw gas defar ne saye mu bënnaat feneen encore c'est pas sérieux nañu jéem a dimbali population Thiaroye ndax fi nu nekk nii nekkuñu en sécurité te ñun suñu seul combat ñun ñi ngay gis nii ñëpp maa leen mag ay jeunes lañu. mënoon nañoo génn fii taal ay pneu wala takk ay morceaux yu xonq non li benn combat lañ am mooy combat bii des médias waxtaan ak nit ñi autorités yi gis ñu toutes les autorités laa nag gis ñu xam ne ñun ñii vraiment bëgg nañ ku ñu jàppale ndax lii mënaluñ ko suñu bopp ñun mënuñu dara wax la nu man SAR jàpp état bi jàpp bu ko defee ñu defar ko. kër yu bari file ñoom ñi ngi toog ci kaw pipeline bi tax yenn saay sax mu di fa feeñ. xamul ne sax tabax dinaa li tali benn cas dafa am soo benn xarit boo xamante seen kër. waañu moo nekk ci kaw pipeline bi noo toog ba mu yàgg rek bu nu taalee kii bi tàkk cuisine bi ñoom il se disait la famille que ne affaire bi dañoo yaakaar ne jinne moo fi de lu nekk xalaat nañ ko ndekete boobu pipeline bi affaire bi moo bënn mu am fuitu gaz bu nu taalee rek waañ bi tàkk donc problème bi yëpp foofu la ne nit ñi ñoo ñëw tabax ci kaw pipeline parce que pipeline bi ni mu ko balisé baaxul te comme ni ko sama frère bi waxee léegi dëgg la nit booy balise da ngay balisé law moom non seulement balise bi gàtt na danoo diil rek def bois rouge blanc mais defuñu ci benn justification luy wane ne lii pipeline la wala lenn wala zone dangereuse la. SAR nag ginnaaw nag ba ñu leen laajee ñi nga xam ne ñoo yor seen wàllu communication jàpp ne nag fuite yooyu jamono ji amatul te nag li ko indi woon sax mooy yenn saay mu am corrosion yi nag daal di tax indi fuite loole nag bu amee essence bi nga xam ne moo gën a léger day daal di yéeg ci kaw loolee mooy génn kon nag li jot a génn mooy mélange ay hydrocarbures waaye du pétrole. kër yi nga xam ne dund lañ loolu bari loolu ni ki sekkaan mi nga xam ne këram jot na kaa dund. dama cee dund lu bari bi muy bënn sama kër di génn samay tuyau samay robinet laa la wax di génn samay robinet ndox bien sama doom yi utiliser ñuy feebar moment boobu bind nañ leen ay lettres joindre si les CD ak photo yi ci biir kii pour ñu xool. ba tax sax mu jël téléphone am filmer ko ngir am ci ay preuve yu leer. ni essence moo doon génn ci ab robinet. waaw lépp c'est de l'essence
lii robinet kan la sa bos. sama bos sama kër. kon lii lan la lii ci ndox bi nga ne. essence la c'est de l'essence waaw. xanaa moment bi ñuy génn lépp luy taal moom da ngeen ko arrêté woon. waaw mais boobu dafay jaxasoo ndox bi. d'accord waaw c'est moins dangereux. waaw c'est moins dangereux quoi. beneen ni kër bu soriwul loolu kër Sekkaan foofu tamit essence bi daal di fay génn jaxasoo ndoxu taw bi li ni mel nag tiital leen waaye tamit tëral fa lu toll ci 7 nit ñu daal ci feebar ndax nag la ñu doon noyyi. dat bi xaw ma ko waaye fii la génnoon sama pantere bii la génne fan yii yëpp ne kii na tëdd fi ñëpp dañoo ñëw di finaan àll ñenn ñi finaan si kaw mu ko soo xun taalatu ñu defatuñu dara bu ñuy taal nii la ñuy taale fekk nit ki tam mu ñëwee waa Sarr ñëw nañu fi seet ka ba ñëwee itam dana essence la mu mitti trop si ñun ñenn ñi ma jënd leen ordonnance ñoom ñëpp mu jàpp leen sax da joxe maa ni saxat xeet gi benn si ñun dafa ànd ak ndox mi fii kees mu fees dee taw bi la woon nag 7 nit jàpp na leen. bokk na ci soxna si moom Marème Milé ba muy feebar ci xeet gi boobu fekk na mu ngi ëmb Mouhamed mi nekk tey ci ay loxoom moom sax jot nañ ko yóbbu hôpital ndax nag jamono jooju ma nga ëmboon. métti na de métti na moom métti na ndax man boobu dafa nekkoon ma nekk en état dëgg yàlla da doon génn sama néeg xeet gi tamit déranger ma trop te xam ma tamit nu may def moom waaw daf ma feebaroon am naa si ordonnance. mu mel moom soo méttiwul ni mu mel ren bu déwénee noonu lay melaat tamit ñu jàppale ñu si. métti na moom li xew daal di xewaat mu ñëwaat. waaw gëm naa ni tamit dina ñëwaat. néeg bi nag moo feesoon ni ki dell ak ndox mu ànd ak essence tax kër gi yëpp daal di tëj kenn ñemeetu la taal lenn ngir bañ rek explosion mën fee am. Sarr nag teewoon na fi nee nañ. ndax ñëwoon nañ na fi dellu si waat ba tey dellu si waatuñu ba ñu ñëwee ñëw nañ fi ñaari yoon moom ñëw nañ fi seet ka bi ñu ñëwee seet ka nee nañ dellu si waat ñëwaati fi nañ dellu si waat ba tey ñëwaatuñu. bu ñu weesoo dëkkuwaay yi amoon na produit bu génn ci géej gi ñoom askan wi jàpp ba léegi ne loolu mën nga tukkee ak ci pipeline Sarr bi. waaw effectivement fii amoon na fuite d'ailleurs fuite bi mu amee. mais ki njëkk a gis aussi xalaatul benn autorité pour wax ko man mi la xalaat ñëw ba sama kër wax ma bi mu ñëwee expliqué ma ne ma essence mooy génn ci plage pétrole moo koy génn bu ñuul wax ma xool xam bi mu ñëwee wax ma laa ne ko lii fuite Sarr la lu ñuul la te liquide boobu dama kaa gis faneen ci dëkk bi. ndax nag jàpp ne Maguette def na ko ndax depuis 1961. effectivement xam nga nit sax bu demee tey jii 60 ans ak léegi nit bu ci juddoo woon am na 60 ans nit bu juddoo ba am 60 ans sax ay yaxam dana bàyyi waxatuma la ak un tuyau boo xam ne dañ ko enterré ci suuf ak lépp li nga xam ne nii mi ngi ciy am. beneen affaire bi sax beneen aspect bi mooy impact bi muy wax amul mais dafay am impact ndax tuyau bi bu bëttee ci nappe phréatique bi lay dem. y a des gens yoo xam ne dañuy utiliser ay pompe jàmbaar yi ndox bi ci suuf lay xëcc te bu ko xëccee dafay ànd ak essence nit bu ko naanee lan la ko mën a def yooyu yëpp c'est des questions yoo xam ne qu'on doit se poser ndox boobu la gars yi di tirer di ko naan am ñu koy tirer di ko arroser ay garab. Caaroy nag dafa toog ci ab bombe ñoom loolu la ñu jàpp ñoom askan wi ndax nag xam nañ ne rek lii raam ab danger la danger boo xam ne sax. mën naa weesu Caaroy bi. bu amee jigéen ñi togg fii xale yi di tux cigarette xale yi di taal dëkkule bu la ne man xale yi mën nañoo jëlee jën fële sax ñëw yóbbu andi ko fii di ko taal pour lakk ko mu tàkk boobaa fan lañ jëm moo tax ñu bëgg ñu def ay mesures de prévention yoo xent ni dafay alternative jëm ci kanam. toog na ma ak ñoom maintes reprises ñu def ay waxtaan yoo xamante ni biñ koy def loolu yàgg na. boobu dañuy indi sport bi ñu ko def case des tout petits bu Thiaroye maa nga fa woon ñu indi télévision lépp def seen sport wan ñu jox ñu numéro vert en cas bu tuyau bënnee ñu oote ci ñu ñëw teg ay sport yoo xamante ni yaa ngi dégg wax ñu aussi danger bi ci am moment boobu ñoom dañ ne woon bis bu danger amee jéyee bu amee yan ci yàlla bu sol sur un rayon de 8 kilomètres carrés dafay radié wu ci quartier bi donc doy na waar. donc le combat ne se limite pas à Thiaroye-sur-Mer donc tout le département de Pikine dañu war a jóg ci mbir mi. Ndiaye gis ngeen ci journaux yi ku ñuy wax Bassirou Ndiaye ce qu'il a dit il a dit clairement que lii bu jëyee amoon 27 kilomètres carrés lay yàq donc la région de Dakar n'existera plus il faut que nag nit ñi jóg avant qu'il ne soit
taal li xewoon Nigéria ku nekk gis na ko nous lançons nag un appel solennel un cri de cœur au président de la République Macky Sall man li may wax nii ñeme nañu ko li ko Caaroy jox dina ko ñàkk bu xefee parce que nag mooy ki war a njëkk a wax ci mbir mi ak le ministre de l'environnement. mbir mi nag ñoom ñu jàpp ne dootul mbirum Caaroy waaye mbirum Ndakaaru gi yëpp la. mbiru Caaroy parce que ñu bëri na foog ne affaire bi Caaroy sur mer limité wu mais bu ñu la waxee danger bi yëpp 27 kilomètres mais Dakar sera rayé Dakar n'existera plus parce que de Caaroy à Dakar c'est 12 kilomètres donc Rufisque aussi une partie de Rufisque jusqu'à Bargny sera rayé de la carte donc de cette plage là fii ñu nekk nii ba plage ba li nga xam ne moo nekk côté Cambérène mais Guédiawaye distance bi ñu nekk nii ak Guédiawaye matul 10 kilomètres ba kenn ngay jot géej gële matul 10 kilomètres donc nag sa waay gis nga dafa am loo xamante ni nag bu jotee ñun nag wax dëgg yàlla li ñu war def nañu ko parce que ñun juguñu rek nag taxaw ci médias yi di wax wala nekk ci réseaux sociaux yi di wax dañoo bind ay correspondance au DG de la SAR envoyé naa le gouverneur de Dakar envoyé naa le préfet de Pikine le sous-préfet de Pikine même le maire local bu Thiaroye-sur-Mer on lui a envoyé une correspondance mais sans suite. danger bi itamit bokk na ci saa yu essence feeñee fenn rek ñenn ci askan wi dem di ko tibb tànk boobule sax mën a indi jëye. te bu bëttee dafay génnee essence te buy génnee essence le problème en est que dafay créer danger ndax population bi dañuy daw di wut tànk essence boobu kenn mënul xam ban safara moo mën a romb foofu def fa jëye donc mu nekk lu doy waar. Sarr nag di ci yokk ne askan wi ñoom ñoo dem ba daal di jege danger bi di ko côtoyer ndax ñoom ñi le 1961 la ñu daal di amoon ab décret boo xam ne njiitub réew mi fi nekkoon moom moo leen ko daal di jox boobeelee amul benn dëkkuwaay bu nekk fi nga xam ne fi la tuyau bi di jaar. ñi yokk di ci xam ne habitation bi nga xam ne nag moom moo mujjee woon jege woon raffinerie bi sori woon na ko ci lu toll ci 4 kilomètres ñu ci bari nag ci askan wi bu ñu leen di jaay terrain bi duñ leen wax dëgg loolu nag la ñu yokk di xam le ñoom waa Sarr loo waral nag ñenn ci askan wi daal di tabax fi nga xam ne fa la tuyau bi di jaar te ñoom duñu ci xam dara. Sarr boo leen questionné ci yu mel nii chaque fois bu ñu génnee sax da ngay dégg ñuy wax le phénomène du premier établi. njëkkuñu fii village bi le village date de 1800 ñoom ñu ngi fi ñëw en 1961 seen installation yi c'est en 1963 la commencé fonctionner kon village bi moo leen mag te bi ñuy traversé fii ñoom xam nañ ne ci ay tool lañ ko jaarale mais le minimum ci li ma jàpp bi ñuy dugal seen tuyau yi di ko traverser le village waroon nañu au moins négocier du jënd même l'emprise c'est vrai que sax baaxul ci dëkk bi jënd même l'emprise teg fa ay balisage yoo xam ne ku ñëw di nga xam ne fii kat tuyau moo fi nekk doo ko tabax tey jii bu ñu demee bañ ne tuyau bi ay kër ay mosquée lépp a ngi ci kaw tuyau bi mais la faute est à qui. si balise yooyu lay sax communication bu Sarr ne nag li nga xam ne sax ñoom la askan wi def mooy dañuy dindi balise yooyu daal di sànni fële ndax nag ñoom tegoon nañ ko fa. xamuñu ne fi ñuy tabax tuyau essence moo fa nekk ndax mën nañ la jaay nga ñëw tabax ndax tuyau bi boo ñëwee àll xool nii doo ko gis amul lenn lu la koy wan ñun ñi fi dëkk nag gis nañ ay balisage yoo xam ne mën nga gis benn nga daw 100 mètres soo gisaat beneen te c'est à peine si boo ko mënee gis ndax ça fait pratiquement 0,75 centimètres. Sarr ci côté sécurité boobu dafa faillir complètement. mu am nag décret boo xam ne dañ ko daté 27 février 1964. décret boobu nag doon régir li nga xam ne mooy limitation zone bi 9 mètres ci ñaari côté yëpp kenn waru fa dëkk ñoom ñu ne nag code de l'environnement dafa leen exiger tous les 10 ans ñu daal di changer ligne bi ndax nag yenn saay day am corrosion maanaam day am yenn saay ay yàqute. le DG de la SAR génn fan yi ci benn télé de la place mu ne comme produits yi génnoon ci géej bi mu ne les produits ne sont pas impactants. noonu la ko waxee. réponse bi ma gën a métti ci waxam mooy loolu xam ñoom dañu am un projet d'après ce qu'ils ont dit pour def un sea line buy jaar géej ñu abandonné pipeline bi en 2025 mais le journaliste lui a posé la question ne ko est-ce que la population
devra s'accommoder avec le danger jusqu'en 2025. Vous savez lan la tontu ben ils se sont toujours accommodés avec le danger depuis 63 par la grâce de Dieu. D'accord par la sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy daf daan wax ne yàlla loo ne du ko seetaan seetaan na lu ko yées kon moom le DG de la SAR bi mu génnee on s'attendait à ce que mu andi ay solutions wala mu wax ay mesures de sécurité yoo xam ne population Thiaroye-sur-Mer bu ñu tëddee danañ nelaw mais li mu wax dafa gën a lëndëmal suñu xel et puis daf ñu gën a tiitloo amul benn mesure bu ñu la mën a wax ne lii SAR jël na ko. parce que lu jàpp ne ngir lu jëm ci wàllu SAR solution bi benn rek la. moo mën a am te buñ sañoon ñun benn bi mooy am ñu defal nu ko parce que yëkkatinu ndax village Thiaroye-sur-Mer bariwul yaatuwul booy xool devanture Thiaroye-sur-Mer boo jëlee tali bi lépp c'est commercial Thiaroye mën na ko xam foofu Thiaroye-sur-Mer a ngi lii mooy Thiaroye-sur-Mer donc léegi bu la BDA ñëwee jël li mu am pipeline bi jël li mu am géej gaa ngi ñëw xamuñu kañ lañu géej gii jël kon Thiaroye dafa disparaître donc benn rek lañu bëgg mooy ñaari ba la wax léegi danoo wax ne keroog bi mas noo dajeeg directeur SAR fii école franco-arabe ñu waxtaan ak moom mais dañ ne ñaari solution moo mën a am benn bi mooy jële fi tuyau bi jaarale ko géej wala ñu yëkkati habitation yi fay leen te ñun bëgguñu ku ñu yëkkati te comme bii moo gën a yomb bu nu sañoon ñu jëlal nu tuyau bi déqati ko jaarale ko géej mën naa ne très facilement c'est possible budget Sénégal mën nañ cee def loolu pour sauver des vies humaines. askan wi ba ñu waxee seen solution SAR nag jàpp ne solution bi mi ngi ci autorité compétente bi nga xam ne jox nañ ko ci ab lim li nga xam ne xayma nañ ko doon ay kër yi nga xam ne ñu ngi nekk ci ñoom lu ñu jàppee emprise SAR loolu nag toll ci 4 téeméeri kër yoo xam ne listé nañ ko jox nañ ko autorité bi nga xam ne moom moo ko war a yor. ginnaaw nag essence ba ñuy wax ne ma ngay tukkee ci tuyau SAR yi ñoom Thiaroye ñu ngay jànkonteel ak ay pollution yu jóge ci ay usines Thiaroye li ko wër yëpp ay usines la ñenn ñi di wax lu tollu 100 ña ca des dem na war na sax mën a yegg 40 loolu yëpp askan wi àndax di dëkk ak moom. mu bokk ci aussi Senchim bi nga xam ne ICS moo ko moom bon yooyu laa ciy lim ndax yooyu lañ gis ne ñoom ñooy dégager ay produits yoo xam ne boo xoolee rek da nga koy mën a gis peut-être yeneen yi ñun duñ mën a détecter impact bi muy def ci population bi mais la plupart d'entre elles ay sociétés yoo xam ne chimique la ñuy utiliser quoi. ne Thiaroye dafa bari ay usines yoo xamante ni dañuy jël li nga xam ne dañ koy liggéey ak yenn yi di ko tuur ci biir géej gi loolu aussi dafay indi ay jafe-jafe am na beneen jafe-jafe aussi mooy xam nga Thiaroye raay bi daf ko traversé te raay bi train bi dafay transporter produit chimique muy phosphate bi loolu aussi dafay indi problème mu Senchim moom déggoon nga ko mais Senchim am na délocalisation délocalisé nañ ko loolu la ñu wax bien vrai que am na ay yoo xam ne ni seen magasin yi am na ay produits yu fa desoon yooyu la ñu doon wax pour jëm ko évacuer. ñoom ñi la askan bi xale yi mag yi ndaw ñi ñoom ñëpp bokk di nooy ay produits yi xam ne ay produits toxiques la ñeneen ñi jàpp ne feebar ñàkku fa ndax nag yile pollution day indil jafe-jafe askan wi. ma conséquences yi dafa bari xëy na dafa am lu ma la ci lima rek am lu may bàyyi d'abord yi nga xamante ni jàlloon na fi mun naa def parce que on a fait quand même un peu de suivi ak évaluation même si c'est d'une manière informelle def nañ ko wax naa la sànq ci problème plomb bi xam nga plomb li ci doy waar mooy dafay indi manque de croissance bi nga xamante ni xale bi ni mu waroon màggee du ko màggee deuxièmement manque de performance scolaire parce que xale bi xelam dafay nëx day jàpp le système nerveux loolu ci conséquences yi nga xam ne baaxul ci wàllu environnement ci plomb dafay am leneen li nga xamante ni la pollution d'une manière générale ci li muy indi ci conséquence bari na parce que boo seetloo tey boo demoon district sanitaire bu Thiaroye ce qui est sûr nit ñi d'après études yu ñu def ci nga xam ne mooy Thiaroye Géej Hann Bel-Air ak Mbao boo demee lu ci ëpp ñi day am problème yi nga xamante pollution da koy indi bokk na ci ay problème yoo xam ne ay maladies yi nga xam ne ni c'est lié à la peau muy maladie dermique yi leneen li aussi dafay am yi nga xamante ni ay problème mu bët yooyu dafay am leneen li mooy day bari ay maladies diarrhéiques parce que xam nga xale yi fay nekk dañuy fo ak suuf bi ak yooyu ak dugg ci géej bi dugg génn muy créer ay moo ay maladies diarrhéiques yooyu yëpp ay conséquences la ci pollution. xam ne nii dafa doy waar nooy bi nga koy nooy ñëpp xam nañ ne boo nooyee lu bañ di nga am ay problème respiratoire bokk na ci sànq Senchim avant ñu koy délocaliser totalement ñi dëkkee quartier boobu ñoom dañ daan am yooyu problème respiratoire
noyyi ko problème la da nga daan dégg même ay cas de mort ci agents yi nga xam ne ñoom ñoo fa doon liggéey waxuma ko c'est des chiffres yoo xam ne c'est officiel ñi ñoo ko génne wala ay maladies yoo xam ne dafay doy waar pollution daal conséquences yi bari na dina yàq gàncax dina yàq nit doomu aadama te dina yàq géej. ci quartier Ngandiaw bi nga xam ne ñun maîtriser na ko bi fa plomb bi amee problème environnemental xar yu bari dañu deewoon. kon Thiaroye ginnaaw ba mu dundee jafe-jafe bu jóge woon ci plomb bi ba ay xale daal di ciy faatu tey ji itamit ni ki quartier Ngandiaw ñoom itamit lu jëm ci wàllu train ICS bu fiy jaar indi na leen ay gàllankoor. bi nga xam ne moom lañ fiy sentir mooy raay bi daal moom bu fiy train bi di jaar saxaar si muy dégager fii da ngay mujj sax da ngay waaru saxaar bu bare waaw donc léeg-léeg mu tuur fii affaire am yi doo mën wax. ndax produit ba muy yóbbu saa su ne rek dafay daal di tuuru. mais li muy transporter muy ces produits chimiques ci village bi la koy jaarale par les rails yi nga xam ne ni yéen a ngi leen di gis nii sama ginnaaw. askan wi dëkkee jaaxle dëkkee tiit ci li nga xam ne moom la ñuy daal di dund ci lu jëm ci wàllu ay produits toxiques yu ñuy daal di noyyi ñoom nag jàpp ne dem nañ sax ba tàmm ko dafa bokk seen àdduna waaye li ni mel ay gàllankoor dong la leen indil. mënuñ ko sentir ndax nit ñi moom bu doon tey mënoo xam ndax mi ngi koy def wala defu ko ndax sénégalais moom ni muy feebaree day toog ba ne las ci benn place ba feebar boobu jur yeneen donc mu doog a dem hôpital quoi. ñu ne miineel am na parce que nit dara boo ko miinee donc du la indil jafe-jafe gàllankoor miineel am na xam nga nit ki boo demee ba contaminé ak benn affaire da ngay dem ba danger boobu dootoo ko sentir keneen mooy taxaw gis danger bi mais pas yow mi fi dëkk. waaye nag askan wi nekk ñu benn yoon ci sécurité. mais nag ku ne xam na ni danger la ci train bu yàpp marchandise bu nu toll donc produit phosphate yeeg acide yeeg di fi jaar matin au soir nuit xale yi di ko traversé léeg-léeg mu bàyyi fi ay quelques décès donc loolu danger la mais. ginnaaw loolee itamit beneen ni mbir doon nag émissaire yi nga xam ne ndox mu bon la ñuy daal di ñëw sotti fii ci géej gi. yoo xam ne dañ leen di jëlee lu mel ni Diamaguène Pikine ak Guy ga di leen sotti ci ndoxu Thiaroye-sur-Mer yooyu ay eaux usées lay transporter wala eau pluviale li gën a doy waar village bu mel ni Thiaroye-sur-Mer di un village lébu ñuy transporter boo jaaree géej di nga gis plus d'une dizaine d'émissaires yoo xam ne ñu ngi sotti ndox ci géej gi. am na yoo xam ne nag déchets yu société yi la mais am na ci yoo xam ne ay eaux usées la ak eau pluviale. géej gi nga xam ne doon na lu mool yi di jëfandikoo ngir mën a dundal seeni njaboot ngir itamit mën am ci lu ñu jàpp dafa dem ba mool yi bu ñu duggee ci géej gi rek ngir ñu am fa jën da leen di jafe. sinon dafa yàq li muy yàq bari na parce que xam nga Thiaroye géej dëkku mool la boo jëlee population bi 60% yi géej moo leen yor kon géej bi bu fekkee dafa am pollution dafay yàq lu bari parce que loolu dafay créer lu ñuy wax rareté poisson géej bi dafay sori boobaa loolu moo waral sax suñu mbokk mool yi duñu xam ne jën bi li muy sori loolu moo ci impacté wu pollution bi parce que da nga daan def mbande essence yi daawul bari nga dem jàpp jën ñëw wala nga dem mbaali ñëw mais léegi da ngay def lu bari li ngay daw dafay bari te pollution bi rek moom moo ko waral man je pense que daal. li ni mel nag indi ñaari mbir réer yi moolu Thiaroye di réer waaye tamit immigration irrégulière bi nga xam ne ñu ngi koy faral di jëfandikoo ndax gisuñu la ñu napp. ndax géej gi ku nekk gis na li fi xew yaakaar naa ne suñu mbokk mool yi duñ ma démentir Thiaroye-sur-Mer dañ lay nettali ne da nga daan dox ci biir géej di jàpp jën mais léegi mën ngeen remarquer chaque fois dañ leen di wax ne ay mool réer nañ Thiaroye-sur-Mer vous ne vous posez pas la question lan moo koy andi dañuy def seen gaal yi essence bu dul jeex dañuy daw ba essence bi jeex parfois ils ont des problèmes même pour retourner ndax jën lañ dul gis te loolu feeñ na même ci immigration clandestine bi ndax li ci ëpp ci lu dem ay nappkat lañ. te yëlee émissaire sax ndox ma may indi jógewul benn yoon ci Thiaroye. si yeneen dëkk yi lañ jógee amul benn bu ci jógee Thiaroye-sur-Mer te amul benn bu ci connecté Thiaroye-sur-Mer Thiaroye-sur-Mer son problème majeur c'est l'inondation dafay taa comme pas possible il devait même penser connecté ñu ci canal yooyu mais yooyu yëpp amul donc c'est des problèmes yoo xam ne kenn mënu la wax lépp Thiaroye-sur-Mer daal c'est une poudrière. dëkk bi pollué na
géej gi pollué na tax askan wi jàpp ne luy solution rek mooy baie de Hann te nu mu gën a gaawee gën a baax. solution baie de Hann bi lu mën a saafaraal la. gis ngeen reportage bu am solo bu ñu Fatou-Laye Mbaye Diop defal ci jafe-jafe wi askan wi yeewoo Thiaroye-sur-Mer di dund waaye Fatou bàyyeeguñ la déedéet dañuy ànd ak yow dem ci beneen reportage ci beneen Thiaroye mu jëm ci wàllu TER bi dégg ngeen fan yee si ginnaaw coow li nga xam ne am na fi ministre bi gouvernement bi di xataraay di wax ne dañuy bind lettre de protestation parce que ambassadeur bu France dañ ko dalal ci benn émission mu ne TER bi mënagul tàmbali léegi buñ koy xalaat nañ ko yaakaar sax ay avril essayé ñoom ñoo waxoon ne TER bi fii ak décembre mu pare moo ne dañoo yëpp ambassadeur bi rek ndax Édouard Philippe di premier ministre bu France ba mu ñëwee fii di nemmeeku liggéey bu société française yi def ci TER bi waxoon na leen ko mu leer nañ ne leen seen TER bii mënuñoo tàmbali te nag ku xippi rek di xool liggéey bi nga xam ne moo jëm ci TER bi xam nga ne fii ak benn weer ba ñaari weer mënut a tàmbali waaye TER bi di train express régional dafa jural loraange bu rëy a rëy askan wi waxoon naa leen dina dem Tëngéej mais tey Thiaroye la ñuy dem TER bi da ko xar ñaar askan bi di jànkoonteeg ay jafe-jafe yu tar jafe-jafe yoo xam ne foo ko natt rek weesu na ko lépp luy jumtukaay ñu soxla ko miir ba ñu def ngir TER ba mën a jaar bi dafa jël lépp luy jumtukaay def ko ci beneen wi wàll gi passerelle yi matagul waaye wàññeeku yi am jafe-jafe ci dem beeg dikk bi ñu wàññeekuwul sax am jafe-jafe ci dem beeg dikk bi ci wàllu TER bi ndax passerelle yi baaxul dara baaxu ci loolu nag Fatou-Laye Mbaye Diop demoon na nemmeeku askan wi waxtaan ceeg ñoom ci jafe-jafe yu ñuy dund ci liggéey bu ñu tàmbali ci wàllu TER bi ñu àndandoo seetaan reportage boobu la